tey nag ñu ngi fii nii ci plateau médical bu docteur Amadou Alimatou Gueye doon fi teewee don de sang bu am solo ñu janook benn docteur ñu daal di ko bàyyi mu présenté wu. waaw asalaamaaleykum askanu Joal ak li ko wër yëpp maa ngi tudd Ibrahima Khalil Diaw je suis le chef du service social de l'hôpital de Mbour ñëwoon fi tey dans le cadre du don de sang bi nga xamante ne nii askanu Mbour ñu koy tuddee waa association yoon bu leer organiser ko tey fii groupe théâtral organisé fii tey activité bu am solo bi ci clinique gu docteur Gueye ñuy wax rek ne may deret dafa nekk loo xamante lu am solo la ci wàllu dundu doomu aadama lu tax parce que ñi koy faral di soxla mooy ñi nga xam ne dañu feebar nekk ci biir l'hôpital yi moo xam jigéen ñi nga xam dañoo bokk ci ñun di ëmb ak imbi ak ñi nga xamante ni aussi dañuy anémie wala ñi nga xam ne dañuy brûler ay 3e degré soxla deret wala hémophilie wala ñi nga xam ni aussi dañuy accidenté sur la voie publique ñàkk deret lu bari soxla ko. loolu nag dafa nekk liquide bu précieux boo xam ne mënoo ko am ci biir pharmacie yi mënuloo ko am ci boutique yi fi nga ko mën a amee rek mooy nit ak moromu nitam ñoo ko mën a mayante nit du soxla deret mu ko bañ jëli mala. donc nit ak moromu nitam rek ñoo koy maye encore une fois pour que askan bi xam ne lu am solo ci dundu doomu aadama te ku ci ne boo ko mënee war nga ko mën a def ñuy jaajëfal encore une fois. waa association bi di yoon wu leer bi nga xamante ni ñoo jël initiative tey organiser ko fii ci biir Joal dafa fekk ne nag naam dafa xaw a am ay quelques contraintes yu ñu relever te li ñuy wax rek jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak li muy dogal mu tombeek période boo xamante ne transporteurs yi dañu grève te loolu aussi dafa impacté ci li nga xamante ne mooy mobilisation donneurs yi parce que fii ci biir gox bi rek pour ñenn ñi déplacé wu il faut nga fay lu xaw a takk tuuti téeméer ak li ci gën a néew pour mën a déplacer wu ñëw mais bu ko weesoo terewul on a quand même enregistré un effectif qui est quand même acceptable parce que am nañ fi 34 poches de sang yoo bien remplies yoo xamante ni ñi ngi ñaan yàlla bu ñu demee testé ko ci laboratoire bi mën a am sang bu mucc ayib te jamono ñi ñu ko joxe nag jamono ju favorable la ndax lu tax le don est venu à son heure parce que actuellement banque bi dafa xaw a am jafe-jafe deret du coup suñu amee ñu woo dañuy déplacé wu fu mu mën di nekk pour mën a dem taataan la nga xamante ni moo fiy jógee ci deret yóbbulaat ko li nga xamante ni mooy malade yi ko soxla donc ci askan bi lay jógee ci askan bi lay delluwaat donc njëriñ li moom kenn mënu ko natt. di jaajëfal encore une fois askanu Joal ak li ko wër di jaajëfal mention spéciale di ko jox ñi nga xam ni mooy groupe bi organisé tey parce que bu leen neexoon seen i activité ñu jëmale ko ci comédie bi rek. mais xool nañ xam ne aussi ci askan bi lañ bokk te foog ñu am lu ñu jël delloo ko ci biir askan bi mooy lii ñu def mu nekk une activité boo xam ne très noble ñu ngi koy saluer vraiment à sa juste valeur di leen wax ni rek yàlla na seen morom yi copier ci ñoom ñoo ngi boole l'utile à l'agréable di ko def te loolu lu am solo la ñu ngi leen di jaajëfalee ñëpp. waa salaamaaleykum waa Texcom maa leen di nuyu di leen ziar di rafetlu aussi seen teewaay ci bés bi. mu nekk journée de don de sang boo xam ne waa troupe yoonu leer ñoo ko organisé woon ci seen activité culturelle yi ñuy organisé mu nekk aussi lu ñu rafetlu te mu nekk loo xam ne aussi initiative bu ñuy soutenir la. don de sang ban njëriñ la am fii nii ci hôpitaux yi. waaw maye deret moom dafa nekk loo xam ne médicalement maanaam ci wàllu wér-gu-yaram baax na nit ki aussi di mën di maye deret pour au moins. permettre moelle rouge bi di liggéeyaat maanaam pour produire ay globules rouges beneen bi tamit mooy beneen wàll bi mooy côté purement médical bëri na ay situation yoo xam ne dinañ soxla deret tey ñoom ñu ngi ñëwoon fi di def don de sang am na koo xam ne peut-être depuis presque plus d'une semaine ñu ngi jaabante Mbour pour dem uti deret bu demee ñu ne ko amul bu ñëwaat te dafa nekk loo xam ne lu vital la femme yi lu ci ëpp ci biir accouchement dañuy xaw a ñàkk deret ku ci ñàkk deret aussi am na fu muy toll on sera obligé ñu transfuser la maanaam ñu dolli la deret bu nekkul bu weesoo foofu aussi am na yaa certaines situations yenn feebar yoo xam ne nit ñi dañuy soxla deret donc deret moom dafa nekk loo xam ne képp ku ko mën a maye da nga ko war a def parce que li ngay maye bon am na ku ci doon wax naan li ngay maye est-ce que yaa ko moom donc ça veut dire que c'est du sang mais li ngay maye moomoo ko mais nag d'une part est-ce que yow li ngay maye aussi du nekkul yow yaa ko nar a utiliser est-ce que du sa mbokk moo ko nar a utiliser donc dafa nekk initiative yoo xam ne dañ ko war a soutenir te aussi dañoo war a inciter nit ñi à ce que ñu def ko mais bon
gis nañ ne à Joal quand même depuis quelque temps nit ñi ngi commencé am ay habitude di gën di may deret te loolu aussi ñuy ñaan yàlla na jëm kanam. docteur tey lan moo nekk si dernier mot. waa dernier mot bi ce sera juste féliciter d'abord waa troupe yoonu leer parce que initiative bu rafet la parce que may deret moom nekk na loo xam ne lu soxal askan wi yëpp la parce que deret ba fam ne ka ngay may deret yow xamoo ko te aussi yaa ngi sauver ay vie donc nañu nekk initiative boo xam ne dañ koy soutenir beneen bi nag mooy ñu gën a ñaax jeunesse bi surtout jeunesse bi ñuy gën a farlu ci may deret parce que gis nañ ne bon tey que ce soit yeneen yi ñu doon def jeunesse bi ñoo ci ëpp mais bëgg nañ aussi gën leen a ñaax pour que même ñuy def des dons de façon volontaire même bu don de sang amul ku sentir ne war nga mën a may deret nga ñëw peut-être nañ la teg ci yoon pour que nga ñu fexee am ay donneurs parce que dañoo bëgg am ay donneurs yoo xam ne c'est des donneurs fidèles ñoo xam ne chaque 3 mois ñu mën a may nga xam ne loolu dina nekk pour population bi la te aussi ñu wax ne Joal amul banque de sang mais Joal li ñuy soxla sang ci Mbour je pense que ñun du ñu maye lu toll noonu donc ça veut dire que kon ñeneen ñooy may suñuy malade deret te Joal gis nañ ne on a des jeunes yoo xam ne bëri na ay sportifs donc ñu ngi leen di gën a ñaax pour ñuy gën a mën a def ay activités de don de sang jërëjëf. merci docteur c'est gentil. ba tey ñu ngi fii ci plateau médical de la Petite Côte de Joal bu docteur Amadou Alimatou Gueye ñu janoog fii nii suñu benn docteur ñu bàyyi ko mu présenté wu. bon salaamaaleykum xanaa di nuyu téléspectateurs yëpp bon je me nomme Mouhamadou Séni Taye ñu gën ko xam ci Séni Taye quoi yàlla def na maa nekk fii ci labo bi comme technicien biologie di gérer tout ce qui est analyse biologique ci plateau médical de la Petite Côte. ñu doon la laaj tey noo gisee initiative bu waa yoon bu leer bi. waaw macha allah boo xoolee ci moment bu opportun lañ ñëw quoi parce que depuis lors dañ doon am ay problème parce que dañu am ay patients yoo xamante ne dañuy ñëw ñu manqué deret trop dañuy obligé dem ba Mbour pour di fa mën a ut deret quoi mais waa yoonu leer cette fois-ci dañ ñëw période bu baax ngir sensibiliser population par rapport ak loolu parce que depuis loolu ñu ngi jàllale message yi di envoyer nit ñi message pour ñu dem au niveau de Mbour pour may deret parce que banque de sang yi dafa demoon benn instant amatul woon dara donc ñoom bu ñu dee ñëwee am seen journée yi ñu def ñu boole si li nga xam ne mooy don de sang bi dafa nekk lu am solo quoi di rafetlu bu baax a baax initiative boobu noonu. don de sang ban njëriñ la am ci hôpitaux yi. bon am na solo trop parce que déjà yàlla dafa def mu nekk loo xamante ne lu mënul ñàkk si doomu aadama la quoi muy deret te gis nañ jamono yi nii ni nga xam ne moom la Sénégal monde yow sax laay wax monde bi mooy que ne feebar bi bëri na ainsi de suite te cause don de sang mooy nit ki manqué deret anémie nit ki boo anémie foo jaar ñu bindal la peut-être ay garab peut-être garab yooyu bu fekkee mënul am benn efficace bi donc foog ñu yokkal la deret yokk deret boobu nag fa lañ koy jëlee si doomu aadama yi parce que deret dafa nekk loo xam ne nit mënu ko créer quoi donc foog doomu aadama yi jéem a jàppalante ñu mayante deret. asalaamaaleykum maa ngi tudd Bathie Seck nekk secrétaire général bu troupe yoon wu leer nekk également scénariste metteur en scène. lan moo tax tey ngeen choisir don de sang. waaw dafa fekk ne dañuy def ay activités chaque année mun na ni sunu anniversaire lañ koy tuddee ren aussi ñoo wutal ko tur bu bees. muy Joal Fadiouth sur Sène Joal Fadiouth sur Sène nag c'est culturellement parlant wane nii lépp loo xamante ni am na Joal Fadiouth dañ ko bëgg a wane si sunu activités yi ñuy def ren ñu def ko si 4 jours. pourquoi ñu choisir don de sang nag mooy que à chaque fois bu ñu def sunu manifestation bi première journée bi dañ koy jagleel santé waaw d'habitude dañ doon def nañ fi dépistage ay yoon def nañ fi également woo nañ fi waa PNT ñi nga xamante ni ñu yëngu ci wàllu. dépistage tuberculose daal nga xamante ni dañu andi machine bu cher doon defal nit ñi radiographie ci seen i poumon pour xool ba xam amuñ benn problème bu respiratoire wala yu mel noonu. loolu am na benn édition boo xam loolu lañ def mais ren dañ ni nañ def don de sang parce que dañuy gis ni à chaque fois médecin bu ñuy communiquer tam dañuy wane ni dañuy am problème seen banque de sang yi day manqué deret te ñu xam ni tamit loolu à chaque fois nit ñi dañ koy soxla deret jooju. rawatina jigéen ñi nga xam dañuy mucc te gis nañ ni Joal tout le temps ambulance bi ngi yóbbu ay nit te ñi ñuy référé la plupart
ñuy mucc lay doon ñuy am doom te souvent aussi dinañ perdre sang bu bëri dañu soxla ñu may leen deret moo tax ñu ne ren santé bi dañ koy jagleel maye deret bien que dinañ am ay communication ñu def si yeneen fànn yi comme lu si mel ni tuberculose wala lu si mel ni sax ay goitre ak yooyu mais première journée moom dañ ko jagleel don de sang di si gërëm Papis Gueye également mi nga xam moo ñu dalal ci clinique am parrainé journée bi également ñu ko siy jaajëfal bu baax a baax mu woo équipe boobu jugee Mbour ñu ñëw fii ñu amal activité bi. programme bi door nañ ko tey jeudi 2 décembre 2021 jeudi bi don de sang bi lañ ko commencé maye deret si suba si guddi gi dinañ amal projection film yi nga xam ne yow wala jot na koo produire ñu tànn yenn projeté ko si écran géant pour nit ñi mën ko seetaan le vendredi si ngoon gi 16h dinañ amal rawante mbaam ak yeneen jeu yu si mel ni rawante saako téye glace xool kat moo koy mujjee wala nga def kudd si nen rawante ak moom yooyu yëpp nañ ko def xool ba xam kan mooy njëkk te du waddal kudd waddal nenam dinañ ko def incha allah loolu vendredi soir la si guddi gi ñu amal veillée culturelle la rawante mbaam bi tamit vendredi si ngoon la vendredi boo rawante mbaam boobu nag ñu ngi ko parrainé Maxuja Caam lañ ko parrainé wutal ko ci drapeau tam bu am solo boo xamante ni voilà édition Maxuja Caam lay doon. ci guddi gi ñu amal veillée culturelle di si ànd ak groupe bu ngel bu am solo Joal actuellement ñoo xamante ni fi ñu toll nii vraiment mën nañ li ñuy def lool mën nañ ni li ñuy tëgg neex na et puis nit ñi nangul nañ leen daal. si guddi gi mooy veillée culturelle boobu nga xam ni fa laa yemoon ànd ci ak Mbeley 24 ñu def ngel parrainé ko Youssou Kayre ñu bokk ak moom koñ bi ay rakam nekkoon ci troupe bi ba dem extérieur yëpp mu yàgg ñu jàppale daal vraiment du tey rek lañu lay jàpp si suñu manifestation bi. samedi ñu amal cross de marche cross bi tam lycée lañ koy jëlee ba buntu gendarmerie loolu tamit li tax ñu koy def mooy pour yokk xale yi plateau yoo xam ne dañu fa mën a exercer woo exprimer woo fa parce que xam nañ ne athlète tam foofu lañ leen mën a former moo tax ñu amal cross de marche boobu. di gërëm gendarmerie tam si couverture bi nga xamante ni ñu koy amal à chaque fois bu ñuy amal suñu activités yi cross de marche ak rawante gaal yëpp dañ ciy jàpp bu baax a baax waa gendarmerie. cross boobu noonu Ibrahima Sall lañ ko parrainé depuis daaw far Covid bi tax defuñu ko ren tamit mu jëlaat ko maintenir parrainage boobu ñu ko siy gërëm bu baax a baax. cross bi nag ci cérémonie officielle lay atterrir cérémonie officielle bi ci la cross bi di arrivé. cérémonie boobu tam ñu koy defar toujours comme fi ñu ko daan defee rek activité yëpp foofu lañ koy defee entre gendarmerie ak côtière ex côtière. après cérémonie officielle bi dinañ amal ci guddi gi podium théâtral podium boobu aussi docteur Cheikh Tidiane Seck moom lañ ko parrainé. podium théâtral bi kon ci guddi gi lay doon même lieu wetu côtière ex côtière ak gendarmerie. le dimanche ñu amal rawante gaal bi nag ñaari parrain la am mooy madame Sivi mooy ministre des énergies et du pétrole moom lañ ko jagleel moom lañ ko parrainé ak Ibrahima Kane mi nga xamante ne moom tam mool la di yëngatu lu bëri ci lu jëmale kanam pêche artisanale bi moom lañ ko jagleel. voilà loolu mooy programme bi partenaires yi moom mën nañ ni Côtière FM la centre Ado bu Mbour tam cité wu ma leen dinañ ñëw communication yi wax ci wàllu santé moom ñoom ñoo ko nar a def centre Ado bu Mbour ak Mbacke Diouf. CFAO Motor Sénégal sunu partenaire la chaque fois ñoom tamit dañuy ñëw jàpp ci rawante gaal bi voilà maire yi bu commune bu Joal Fadiouth tamit à chaque fois ñu ngi siy jàpp ci partenaires yi lañ bokk ak waa AMP ak waa gendarmerie. lan la ñuy xaar ci population Joal Fadiouth mooy ñu jàpp rek ñu jàppale ñu parce que xam ne ñun li ñuy def wutuñ ci weccet wutuñ ci dara la preuve bi passé mën nañu déficit du ay 300 et quelques mille lañ amoon te yàgg nañu am déficit te du tere à chaque fois ñu ne dañ koy def. te chaque fois bu ñuy def tamit bëgg mu gën a rëy liñ defoon bi passé voilà parce que ñun dañ jàpp ni cosaan ak aada la ñuy def te suñu culture war nañ koo bàyyi mu naax saay si loolu tam damay interpeller gouvernement bi sax pour ñu gën a jàppale culture bi xam ne am na yu bëri ñu gis si mbedd mi bu ñu jàppale woon culture bi yooyu du am ay festival a ngi fi ay festival film yi am ay Burkina ak festival bi am Cannes France ak yooyu war na mën a am Sénégal ñiy primé film yi ñiy primé aussi ñu leen di xool ci contenu yi nga xamante ne moom la ñu am mais gis nañ ni malheureusement dañu bàyyi nit ñi rek laisser aller ku si nekk thème bu la neex nga développé te am na thème yoo xamante ni day gën a sànq askan wi te loolu bu fekkoon ne gouvernement bi def na la mu war a def encadré ko joxe yenn thèmes yi sax def ci concours ak yu mel noonu kon nit ñi dinañ gën a cadré wu ci benn mbir te loolu jàpp naa ne mooy suñu rôle mooy rôle acteur culturel yi fexe ba ñu dëgëral suñu cosaan ak suñu aada bañ a réer si li nga xamante ni moom lañ nekkoon démb ak barki démb moom la fi maam yi bàyyi woon mu bañ a réer quoi loolu yaakaar naa lu am solo loo xamante ni tax na
askanu Joal Fadiouth yëpp war a jàppale yoon wu leer ci activités yi nga xamante ni mi ngi koy def jàppale rek lañ soxla parce que activités yi ñun luñ ci am sax buñ ci amoon dara tam dañ koy delloo dëkk bi parce que yu bëri doo fi nekk di lim mais am na ñu bëri ñoo xamante ni peut-être may wax xam nañ yu bëri yoo xamante ni yoon wu leer def na ko fi mi ngi koy def ci dëkk bi voilà ba tax na ñun ñu ngi sàkku si ñëpp rek ñu ñëw def seen loxo ci biir jàpp si te buñ sañoon aussi lii day dem ba doon festival boo xamante ni yoon wu leer dootu ko moom mais Joal Fadiouth yëpp ñoo koy moom nga xamante ni day doon journée yoo xam suñ ci yeggee destination Sénégal Afrique adduna bi yëpp doon Joal Fadiouth loolu la ñu bëgg